salaamaaleykum Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant. Man benn message la am boo xam ne dama leen koy lancer pour ngeen def ko seen xel yi ndaxte dama jàpp ne message bu neex a dégg la message bu neex a déglu la te ku mu fekk ci yëg-yëg boo xam ne neexu la tamit te li ma wax du dëgg maa ngi jégalu bu dee ne dëgg la tamit même bu la neexul nga xam ni dëgg mel noonu du man yàlla la. waaw ndaxte damay gis chaque jour nit ñi naan dina baax yàlla baax na dina baax yàlla baax na dina baax yàlla baax na automatiquement xam nga ne dina baax yàlla baax na ndax loolu boo koy xalaat lu ne rek daa fekk nga yor xel di xalaat kon xel moomu yàlla jox la man jàpp naa ne baax na te kon kay yàlla baax na. gis ngeen réew mi ñu nekk ku toog lekk dem sa morom ñëw toog lekk dem sa morom ñëw toog lekk dem sa morom ñëw lu ñële ca kaw bëgg ci réew mi ñu coppati ko ti waxuma la sax coppati ñu ñàkk ci jox la dañu neexale ay ceeb ak diwlin yàllaa yor jaam ñi bu dee colonisation loolu ñun suñu jëmmi bopp nañ toog naan dañoo coloniser kan moo ñu coloniser kan moo ñu coloniser gis nga indépendance kenn doo ngay coloniser jaam mooy subhanahu wa taala sunu borom bi subhanahu wa taala jalla jalaaluhu dong mooy mën a coloniser jaam mënul coloniser moroomu jaamam lu dul te yàlla tax ndaxte koy coloniser fekk nga yàlla coloniser ko pare bu dee ne nag indépendance bi ñu la ko may yàgg na ba nga juddoo yàlla defu la jën ñu lay mbaal guddeeg bëccëg ba nga juddoo yàlla defu la xar ak bëy ñu lay watat fuñ toll di rendaka ci lekk ba nga juddoo parce que yàlla defu la muus foo seenee nit bëgg a daw wala xaj ba nga juddoo yàlla defu la mala ba boo seenee di def yaramu neen ci àll bi di fu ne nga dem fa mais xanaa nag loolu doy na indépendance loolu doy na liberté ba yow yooyu yëpp ma la liimal ne bala ko yàlla defulee nga am indépendance yooyu yëpp yow sunu borom yow la teg seen loxo pour nga war leen a yilif war leen a yërëm te nag ku yilif di yërëme day fekk nga nite ku yilif di yërëme day fekk nga nite ndax ku dem booy dóore ci mbedd kooku xam nga ne am na bopp bi baaxatul. léegi nag ngeen jël ñu man damaa yaakaar ne sax man est-ce que Sénégal ay góor yàlla man yi ñu doon liim di wax man ñooñu parce que benn arrivage la woon bu jàll beneen bi ci des nara doon ragal beneen bi soog a ñëw nara doon ay góor jigéen ndax man Sénégal tey li fi créer emploi benn man góor jigéen laa fi gis muy créer emploi fecckat fenkat maddkat ak tériande loolu yooyu daal man jàllaa fi jàpp ñooy créer emploi te loolu yéen bu dee da ngeen di jàpp ne mooy créer emploi ku yaakaar ne réew mi moom jéego yi muy doxee ku yaakaar ne du avancé dangay nax sa bopp mais système bi muy avancé kuy góor ku ne arrangé wu la ku bëgg a avancé dañ laa gëmloo ni il faut nga nekk góor jigéen ku bëgg a avancé dañ laa gëmloo ni il faut nga nekk lesbienne ku bëgg a avancé dañ laa gëmloo ni il faut nga nekk benn ab lobbyien benn ab secte lobbyien il faut nga nekk waaw il faut nga bokk ci lenn loo xam ne daal laalewul ak jullit wala mu laale chrétien wala mu laale ne luy wane ne yow chrétien nga am nga ngëm-ngëm yow il faut nga bokk ci waaw lépp loo xam ne day wane ne amoo ngëm-ngëm rek faaw nga nekk ci pour mën a développer quoi loolu la ñuy imposer askan bi te balaa maa dee ñu naan parents yi am nañ ci part de responsabilité parents yi am nañ ci part de responsabilité 16 millions d'habitants kilo ceeb 450 kooku ku ne mën nga ca yor sa doom suba ngoon te réew mu amul xëy bu logique amul gont bu logique kooku ku ne mën nga ca yor sa doom mais waxoo dëgg nañ waxante dëgg waxoo dëgg te beneen bi mooy nañu xam ni ba ñu yàlla sàkkee jox ñu fulla jox ñu fayda jox ñu xel jox ñu jom ñu judd ak moom doon ay buur ñu ñuy teete ka sang di defar di ñu teg fu nooy nepp wan nañu ñun ay doomu aadama lañ
bu ñu màggee nag bëgg a ñàkk fayda ba benn doomu aadama jugee fële soppee ko nar ñoo soppiwaale, kon dama yaakaar ne ñun gëmatuñu yàlla ak fi mu ñu jaarale yépp ba ñu nekk nii taxaw bëgg mooy ci yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na. ñun li ñu yàlla defal lépp fan la ñuy jaar ba mën a tegaat lépp ci kot di ko jaamu na mu waree xam ne moom doo ngay buur te liggéey ak gëm sa bopp lépp ci jaamu yàlla la. te sunu réew mi bu daanoo wala mu yàqu billahi wallahi taalaahi sunu xalif généraux yi dañ ci am part responsabilité bu mag te loolu ñun ñëpp xam nañ ko, wax ko ak ñàkk ko wax a yem. fii bu ñu yaakaaree ne réew mi dina développé ci lu waay am lu waay mën am yàlla jox la, kenn ku nekk ku ko yaakaar di nga nax sa bopp. wala soit yi ñëpp ngeen di boole di génn di jaar ci gaal gi naan réew mi dafa métti. gis ngeen réew yi ngeen di dem li tax kenn ñemu faa yokk seen population dafa am ñu nuñ taxawee. dund gi li tax ñemuñ ko faa yokk seen population yi dafa am nu ñuy taxawee. amul benn gouvernement buy dox na mu waree te sans autant que sa population teguluñ la menace logique ne la lii nga war a def te sunu alal la. mbooloo mi yëpp ñoo la ko jox kon yow dong xam nga ne moomoo ko. yaa ne mën nga nag ndax yaa ak say nawle yéen a laaju ndoo woon dangaa war a doxal. kon Macky Sall bu toogee di def lu ko neex man damaa jàpp ne askan wi dong la neex. askan wi fu mu toll nii mérite la ñuy dund. indi 3 kenn ku nekk di ndellu yuuxu fële Sonko kenn jox ko réew mi comme neex nag 2024 nga voté ci mais carte d'identité nationale bu ñu booloo sénégalais yëpp di 100%. 98% yëpp boole ndoo votel benn nit man carte yooyu jàpp naa ne warta niil. Macky mu neex ko dafa war a liggéey, mu naqari ko dafa war a liggéey. man nag moom li may wax ku yaakaar ni gëwuma ko ñi ma xam di ma xool xam nañ ne man réew mi li ma jaral dafa bari. Sénégal fii askan bi ku ci yorul feebar boo xam ne yow génnewu la sax ngay wax am na ñoo génnewu la yaa ngi yor feebar bay doxaale yaakaar di nga deew ak moom ndaxte hôpital moom xalaatuñ ko ndax kuy dem yaa ngi xalaat dem ak dee. rawatina Kër Massar fii ñu nekk rek hôpital bi fi nekk yàlla sunu borom xam ne ni man médecin ya fa nekk xaw ma ñoo baaxul xaw ma man mais hôpital bi moo amul matuwaay xaw ma qu'est-ce qu'il y a mais hôpital bu Kër Massar bi yàlla sunu borom xam ne ni baaxul guddi baaxul bëccëg. bëri na ci morom nag bëri na ci morom boo fa demee tey moo ngi mel ni nu ñu ko tuddee moo ngi mel ni Ross Béthio hôpital bi boo fa demee mook hectare Ross Béthio yi ñoo yem dañ fay bay te la ñuy bayee noonu yëpp doyoon na mënoon nañ cee def ay centre yoo xam ne dina mën a recevoir ay nit ay lal yu baax pour malade bu ñëw ñu mën la accueillir. millions yi Macky Sall yokku ci yàq ci tournée bii bu doon koy liggéey lan moo tax mënu koo yokkee ay médecin mënuñu ko yokkee ay médecin mais nañu waxante dëgg 16 millions d'habitants nan lañ fa yokkee ceeb diwlin ak suukar am osé taxaw moom Macky Sall naan bu waree yokk day yokk. kooku kay weesuwul saaga yéen sénégalais yi weesuwul di leen saaga te suñu journaliste yi nag ku leen gën a man journaliste yi majeure partie yëpp ay naafeq lañu ndax tey ceeb bu ñëwee benn yoon lañ koy médiatiser pour jaay seen journal jeex na dootoo dégg te média bu ci wax. diwlin bi noonu dootoo dégg média xoola ndawal fi mu toll ci 16 millions d'habitants laa la wax de waaw. te xam nga sax réew mu amul réalité ça veut dire que ni lii du ci manqué ndax tey boo demee presque sénégalais yi bu ñu la 16 millions d'habitants presque Sénégal ëpp na 16 millions d'habitants 16 millions d'habitants dee ci boole 16 millions d'habitants pour sénégalais dee ci boole 14 millions d'habitants pour Pël Fuuta yi réew moo xam ne saa waay moo raw estiré nu koy jaay boppam fu la neex jaar fu la neex jaar. nañ waxante dëgg sans taxe sans organisation sans rien de tout fu la neex jaay. man Sénégal sincèrement parler boo leen yaakaaree ne réew mi du dem mais système bi muy demee moo leen du neex ndaxte ñi borom ñaari tuut yëpp ay fayeeku te bu dee loolu lañ bëgg a gëmloo askan bi nag ku ci am sa doom
ku ci am sa doom ku ci am sa doom di ko xool guddeeg bëccëg ku ci am sa doom di ko xool guddeeg bëccëg muy changé xam nga mu dul changé xam nga bu lim la yoree xam nga lim la yorewul xam na bàyyi leen naxante gi te di waxante dëgg bëgg ko wéer ci yàlla baax na dong li leen yàlla defal muy kattan geeg jom geeg fit gi xam leen foo leen koy teg te di ko teg fu légal réew mi na leen jaral. non man Sénégal boo ci wax sax sa xol day jeex ay li fi passé la ñuy menacé nit ñi et tout ça di yaakaar ne mën na tax nit ñu noppi man gëwma loolu man jàpp naa ne man Macky Sall yàlla sunu borom xam na ni billaahi wallahi taalaahi sénégalais bu yëpp bu doon majeure partie bi bu doon ñaari xaaj benn bi mu leer na ma ni ñoo ñëpp am nañu majorité bu doon benn mooy nelaw beneen bi xaw a yeewu ni ma xaw a gis li may dund man di ko dund teg non yàlla xam na ni dangay wàcc te ba wàccee doo génn pale yàgg sa njaboot yëpp milliards yi nga xam ne ngeen loxati fii billaahi wallahi petit palais gee doo leen ko génn abadan ba keroog ngeen di wax milliards yi fan la dugg billaahi gis nga kuy lëre askan bi nag naan ay président et tout ça kooku yow la concerné di nax askan bi kooku yow la concerné mais yaa ngi def ay erreur rek di teg mais gis nga bis booy mbarastiku ba dal ci gaalu góor yàlla yi pire ñun bariwuñ de mais boo dalee sunu gaal billaahi da ngay këpp dañ lay tibb sànni géej di la watat nag ba keroog ngay wax yow fan nga jaarale sunu alal billaahi walaay taalaay